gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi tudd Mouhamed Khouraychi Niass di doom ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass. Occupation bi ñu am ci bitim réew mooy secrétaire général ci l'UPCI. UPCI mooy Union parlementaire de l'organisation de la coopération islamique. ñi ngi ko créé en 1999. 57 pays ñoo ci bokk. Il y a 54 parlements membres yu ci bokk ak 23 organisations yoo xam ne ay observateurs lañ. chaise bi mu ngi fële ci Téhéran ci Iran. Donc loolu mooy fonction bi ñu amee ci bitim réew. Également député lañ fii ci parlement bu Sénégal, nekk secrétaire élu membre du bureau de l'Assemblée nationale. waaw mbir mu métti la parce que mu ngi bëgg a am juróom-ñaar fukki at yu teg. Résolution 1947 ci Nations Unies moo waxoon ne zone boobu nañ fa taxawal ñaari état, benn état bi juif yi koy moom, benn bi palestiniens yi ñoo ko moom. ba yàlla muy def lu ko neex, arab yi gëmuñoon boobu pexe juif yi. ñu commencé di lancer seen slogan yooyu ñuy wax, xam nga arab dafa bëgg slogan bi ruux wa dem nufdika dafa yomb. alchaabu yuridu isqaat nizam dafa yomb. alors ñi génne slogan ñoom ci jamono boobu ne maa uxiza bil quwa la yustaraddu illa bil quwa, ne ñoom duñ seddoo Israël dara, suuf si ñoom ñoo ko moom. Un an après 1948 Israël moom créé état am. ba léegi ñoom ñu ngi basé wu ci résolution 47 bi. boo gisee tubaab yi léeg-léeg lu attaques yi métti contre palestiniens yi, bu palestiniens yi riposté, ñoom boobu la ñuy def crime. parce que mu ngi dellu ci pourquoi accepté wuñ résolution 47 bi. ñoom dañuy gis ne ñoom ñoo violé woon résolution 1947. 48 Israël moom créé na réewam. boobu sax li ñuy wax difal xarbiya bokkutoon ci li Israël occupé woon, moom benn côté la téye woon rek. biñ demee ci loolu ñu am un an, liñ doon wax jeyshul arab yi, muy armée Égypte, Jordanie, Irak, Souria ak ñooñu ñuy créé benn armée ne dañuy dàq juif yi installé woon 48. ñi songu Israël xeex. américains yi, français yi, anglais yi ñëw jàppale Israël. non seulement Israël dóor leen ba fudd seen digg, mais ci la nanguwaale yeneen territoire yu ñu amee woon. loolu moo indi Israël di feetu indépendance. xam nga indépendance ki koy feetu mooy koo xam ne dañ la occupé woon, mais Israël kenn mosu koo coloniser. mais buy wax ne day feetu indépendance am, ba am na jullit yu leen di bind sax di leen ndokkeel ci jour boobu, mais ñoom lañ tuddee indépendance mooy bi leen arab yi attaqué, ñi riposté nanguwaat seen suuf si. ñoom loolu lañ jàpp ne mooy seen indépendance ñoom. arab yeeg Israël xeexagum nañ juróom-ñaari guerre. xeex nañ ko. fi mu ne sax lañ dencaloon Palestine comme territoire daanaka fi mu ne Kaolack a ko ëpp. donc fi mu ne nu ñaari état di taxawatee foofu, loolu équation bu rëy la. techniciens yi xam naa ne dinañ ci xalaat ba seen yuur yi kii. li ko def nag ñaari mbir moo ko andi. arab yi dañ yàgg def problème bi entre Palestine ak Israël. man toujours ci daje naa leen koy wax, maa leen yéen seen problème bi bu ngeen ko defoon entre Israël ak monde islamique,
li ko noonu am na solution mais bu ngeen ko defee entre yéen ak Palestine ci benn koñ rek la coow li dem mooy lii xew nii depuis démb ak tey Israël romb leen ak avion bombardé ñoom it ñu sànni téeméeri missile ci kaw juif yi rey ñenn ñi détruire yenn kër yi ñu calmer leen ñu calme ñu xaaraat quelques jours beneen conflit jógaat conflit dem bërki dem bi nag li ko indi mais dafa am benn quartier bu ñuy wax Cheikh Jarrah ci Jérusalem xam palestiniens yi ña fa juddoo tey am nañ 75 ans jëm 80 am juif yu jógee Europe ak yooyu rek indi xaalis ne ñoom moom foofu alors ne foog ñooñu génn ci kër yooyu ñoom ñi raser ko tabax fa seeni logement xay wi tàkk bërki dem loolu moo ko indi malheureusement nag doole ji ci Israël xaw a am ci période bi mooy pays arabe yu bëri dañ bëgg di def tatbiya mooy normalisation ak Israël Égypte moo ko amoon après guerru 73 bi ba Sadat dem signé accord Camp David après Jordanie def ko pour protéger moom it vallée boobu ci jamono Malik Hussein waaye tey booy jël réew mel ni Imarat xam ne yow amoo frontière ak Israël mosoo xeex ak Israël colonisé wul dara nga ñëw ne da ngay normaliser ak Israël kenn xamul looy normaliser nga jël Bahreïn la même chose nga jël même Maroc sax xam nañ lim ci jëlee parce que Trump ab dof la woon nee na Maroc boo d'accord normaliser ak Israël ma déclaré ne Polisario yaa ko moom buur bi signal ko loolu mu jaax waaye yooyu yëpp wóolu Amérique la te Amérique arab waru ko wóolu parce que gouvernement Amérique doo ko dégg ci benn dictionnaire moo gouvernement Sénégal ngay dégg gouvernement Mali gouvernement Mauritanie Gambie mais boo ñëwee Amérique administration la ñuy wax administration Bush administration Clinton administration Obama administration Trump administration actuellement Biden moo tax lu ci chef d'état def bu demee keneen ki bu ñëwee daf koy bale rek def ci poubelle boo waxee mu ne loolu ànd na ak administration ba ne dem parce que engagé wut Amérique mais administration bi la engagé tey buñ ne la signé normalisé ak Israël ñi wax la ne yaa moom Polisario Trump bind signé ko su neexee Biden mu ñëw ne moom gëmul lool ay parce que administration Trump ba la woon jeex na dem na alors mbir mu métti la nag lii ñu yaakaar ne moo ñi ci dindi biñ lakkee masjid al aqsa 69 wala 69 bàyyi libanais yooyu ñëwoon fi Kaolack boobu ñun ay xale lañ kër fii fuur bi nekk nii jàkkaarloog école Médina bi boobu Saliou Garba moo ko moomoon moo doon jëkkër yi Mariama Jawara rakki Ousmane Thiam Birane chauffeuru Baye am na ñoo xam ne foofu la leen Baye dalaloon ñi ci bugg a jàng moo leen dimbale ñi am ay école ñu bugg a dem bitim réew moo leen dimbale ñi dem bitim réew am na ñoo xam seen passeport Sénégal yi ba léegi sax presque foofu lañ ko jëlee daaw dama dugg ci benn bitig di jënd suma appareil yi lamp yi biñ defaree facture bi yëpp waa ji gis suma tur daal na ma yow waa Kaolack ma ne ko waaw fan ci Kaolack ma ne ko Medina mu ne ma Cheikh Ibrahim Niass mooy sa papa ma ne ko waaw ñu def benn réduction boo xam xaw ma ñaata %. ne ma ñun suñ bàyyi yi fi njëkk a ñëw yëpp nekkoon commerçant bàyyi leen joxoon capital ñi bugg a jàng moo leen dimbale ñi jàng ñi bugg a dem bitim réew mu dimbale leen ñi dem alors mu ne ñun daan nañ ñëw Kaolack mais ñoom ñëpp dañoo bàyyi fii nag léegi marché bi daanoo wala bi africain yi muusee ba commencé
jaay li naar yi di jaay naar yi dañuy fi mu ne jógee nañ Dakar sax ñu ci bëri ci ñoom ñu nga Congo léegi parce que foofu ba léegi am na ñoo xam ñu ngi nelaw mën nañ jaarale ci seen kaw ba ci kanam mais Sénégalais bu eewoo ilif ko dafay xaw a jafe nax ko yi dafay xaw a jafe mais bàyyi dimbale na leen bu baax wax na lu nekk it wax na ko chef d'état arabe yi parce que arabe yi monde islamique daanaka seen problème numéro un arabe yi la sur 2 milliards musulmans yi ci àddina bi arabe yi 20% rek lañ ci représenté 200 millions rek lañ ci te nag par force ñoo ñuy jiite parce que alquran langue arabe la Kaaba gaa ngi foofu ci ñoom Madina ngi foofu ci ñoom te ñoom itam am nañu ay kilifa Amérique yi seen kilifa France Angleterre ba Israël fii yoon moo tax monde islamique pour mu taxaw dafay xaw a jafe bàyyi lu nekk def na ko ci wax na ci conférence bi lu nekk dem na ba foofu masjidul aqsa oui juif yi def nañ lu nekk ak ñun amuñ problème ak l'islam waaye yow xam nañ li ngay def ci àddina bi xam nañ social yi ngay def mais arab yi ñoo ñu jaxasee yow bàyyi na leen déedéet yéen ak arab yi yëpp ci alquran laa leen xamee arab yi ci alquran laa leen xamee yéen ñii ci alquran arab yi waxuñ ma dara ci yéen du xamu leen ma sax bari ma wax dara ci arab yi donc ñoom def nañ lu ne pour xamanteeg moom parce que bàyyi ku ñàkk bopp rek yaa du bëgg a xamanteeg moom moo xam ne bu xamanteeg yow dina la jëriñ lii nag am nii dal palestinien xaj na liñ gëmoon ne arme moo koy dindi xaj na tardel na lu bari seen mbir yi parce que buñ ci intégré woon monde islamique ñu ñuul ñeeg pakistanais yeeg australien yeeg ñag yi fu jullit nekk rek xam ne problème bi problème moom la li ko doon am na loo xam Israël dafut du ko ñeme tey ak démb ñi ngi wàññi seen yëngatu bi parce que Erdogan dem na ba yëg boppam nee na bu àddina bi mënta arrêté Israël moom dana ko arrêté te ñoom duñ dof xam nañ Turquie deuxième puissance ci NATO mooy xilful atlasi deuxième puissance su soldats yi ci NATO après États-Unis Turquie la ñoo ëpp France sax doole te loolu ñuy wax démb ak tey Israël ñoom dégg nañ ko bu baax parce que duñ dof mais nag benn arabe yi jóg suba rek yàq ko kenn ci xaw ma dañuy naan café wala naan dara kenn ci jóg dara rek tàgg fi Netanyahu wan ko ne ko Erdogan dof la comme niñ def ñëpp téere yiñ bind ci contre Baye ak yooyu ñu ko doon def xam nañ ne kii juif yi bugg nañ mu taxaw bugg nañ ko arrêté te munuñ ko arrêté mais léegi nañ leen sant yéen ngeen def ko lu métti la nag juif yi seen bopp gëmuñ loolu parce que ñoom tawraat daf leen di tere iqaamatu dawla dégg naa ci ay yahud ne nañ Moussa waxoon na leen ne leen buñ taxawal dawla ci tawra wala buñ ko taxawalee itam umru dawla bi 76 sana lay def fi mu ne ñu ngi ci 71 sana wala 72 73 sana bu fekkee nu bu watu tawra boobu dëgg la suñ àggee ci 76e année bi Israël existé 48 ak léegi mooy ne dawla boobu ci daanu la jëm waaye yàlla na fekk arab yi taxaw ba mën a taxawal loo xam ne dana mën a sagal l'islam lu métti la nag man dem naa conférence Europe ñuy waxtaan bi ma jëlee parole di wax ci Palestine dama leen salle bi ñi fi toog ñëpp xadiya bi moo leen mag parce que fii ñi fi judd 48 bëriwuñ donc problème bi jot na pour mu am solution que arab yi faible nañ wala jullit yi faible nañ taxul ñu bugg a neenal xadiya bi na amul xadiya bi am na xëy na ñun ñoo faible wala arab yi ñoo faible Israël profité Occident yi jàppale ko Amérique jàppale ko mais loolu yëpp it yàlla ngi toog di seetaan
bu fekkee duñu wax la Saalum Saalum bi waxoon yaa mos a dem Dakar ñu ennu ko rek yóbbu ko Dakar ngoon jot ñu yóbbu ko Ponti mu dem gis gone jigéen ñi liñ sol mu ne man faay ñibbi ñu ne ko lan la mu ne file li fi xew yàlla yóbbu ko waaye ñu ne sam xam naa ne métti na ci monde islamique 70 ans ak niñ am yëpp ak liñ amee ci doole munuñ dara Imaam Khomeini mos na wax ne jullit yi waxut arme de mu ne kenn ku nekk bu indi woon litre ndox ñu sotti ko Israël rek mu lab parce que 2 milliards musulmans kenn ku nekk indi litre mooy 2 milliards litres mën naa indoone Israël mu daan ne na moom waxut fetal sax kenn ku ne jullit bu ne na indi litre ndox rek ñu dajale ko sotti ko yàlla na ko yàlla jeexal métti na lool li ci dee bëri na démb ak tey rek ñu ne ñu ngi ci téeméeri quelque xale yu dee boo gisee liir yu naam ñii di raam Israël bombardé leen rey leen Occident yi waxuñ ci benn baat mais bërki dem bi ñu riposté sànni Tel Aviv ay missile Occident yi jóg nañ taxaw ne nañ lii c'est pas normal dafa dëppoo ak droit de l'homme mais kii tiim leen nag ay F-16 di leen bombardé nag ah waaye loolu yëpp it xaj na erreur arabe yi la buñ jëloon 47 côté bañ leen joxoon def fa lañ fa defal armée wu xañ tey danañ mën a jàkkaarloo gi malheureusement pays monde islamique ñi ci mën a jàkkaarloo Israël dañ ko sori tey Turquie pour mu laal Israël dana soxla autorisation bu bari fu mu jaar oui parce que avion yi di tukki yëpp compagnie téléphonique yi ay Orange ak yooyu ñoo leen di amee ci jaww ji tey boo jëmoon France départ fii Dakar Sonatel mooy amee kii bi avion bi di ko téléguidé ci jaww ji ba mu jub Mauritanie mu jox ko Mauritanie avion bi fay Sénégal li mu koy fay réseau Mauritanie bi jël ko di ko guidé ba mu jub Espagne ñi jox ko espagnol yi noonu la avion yi di tourné système bi gab yi di retiré xaalis ak boobu mooy doxal avion yi ci jaww ji donc réew yi mën a attaqué Israël pour ñi ñëw ci kaw Israël soxla nañ autorisation yu bëri pour traverser sinon ñu sànni leen missile daaneel te ñi ci digg bi yëpp ay xaritu Israël lañ malheureusement pour ñun de toute façon loolu mooy histoire bi am na lu ëpp 70 ans tey Palestiniens yi faible nañ man fi mu ne nii nu ñuy taxawalee état foofu sax laa xamatut parce que diggante Gaza ak Tel Aviv 192 kilomètres moo tax missile bu leen Palestiniens yi sànni mu dal Tel Aviv alors xaw ma dañuy gas suuf si tabax fa dawla ne kenn ki nekkal foofu ki ci des nekk ci kaw waaye diggante boobu nu fi ñaari état mën a taxawee kenn xamul te ñoom ñaar mënuñ bokk benn réew parce que juif yi duñ ko nangu ndax arab yi ñooy majorité buñ ne woon boole nañ leen benn réew ñu ne ñaari diine fi am wala ñett masihiya ak yahudiya ak l'islam mais yéen a am benn droit ngeen dem élection gouvernement bu ñëw arab yee koy jiite parce que ñoo ëpp majorité loolu it Israël du ko nangu te du nangu yi jox leen seen réew ak bu leen ko joxee fu ñuy nekk parce que suuf desatu fa jërëjëf yàlla na yàlla barkeel leen yéen ñëpp yàlla leen nattu ngeen dugg ci métier bi waaye man ngeen ci jaare liggéeyal yàlla liggéeyal pays bi métier bu sensible la nag bu laaj réflexion yu gaaw xam nga xel bu ñuy jàngal xale yi école primaire di leen jàngal tableau yi 2 fois 2 4 2 fois nangam nii da ngay gis élèves yi waaye boo àggee ci 9 yi boo nee 9 fois 7 rek dana am koo xam ne dana taxaw xasanu tuuti loolu dañuy jàngal nit ki réflexion mu am rapidité instrument la boo xam ne mën na defar waaye mën na indi doute
mën naa yàq itam comme yéen la ci yàlla def nag ci turu Medina il faut ngeen di toog di waxtaan di analyser kon yal na leen ci yàlla dimbale yal na yàlla gën a taxaw pay bi yàlla def leen ay mag li leen fi indi itam indi fi seeni baay indi fi seeni maam yal na leen yàlla may lu ko ëpp ci pay Cheikh Ibrahim ci barke yonant bi ci barke Cheikh Ahmad Tidiane ci barke Cheikh Ibrahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad